liggéey bu am solo bi nga xam ni Mouhamadou Kandji defal nañu ko ci kooku nga xam ni moom moo di Cheikh Anta Diop doonoon professeur bu mag boobu nga xam ni moom la ñu duppee université bi waaye laaj bu njëkk bi rek Mouhamed moom dundam yëpp daf ko xeexal nit ku ñuul. dundam yëpp daf ko xeexal nit ku ñuul Boubacar parce que dafa am ci loo xamante ni dañ ko yàgg di wax boo xoolee ba ci ñun ci nu ñuy dundee jamono ji loolu moom mooy continuer ci suñuy mbir man souvent ça me fait un peu mal su ma toogee dégg suñ problème yëpp ñu am ñun Afrique ñu bëgg a jël sëf ko tubaab bi dëgg la naam esclavage jaar na fi colonisation jaar na fi yeneen ak yeneen jaar na fi mais bu ñu fàtte ni nee nañu moom nañ suñu bopp alors dañu yàgg a xeex li nga xamante ni moom moo di der bu ñuul parce que tey boo xoolee lépp luy ñuul daanaka dañu ko xaw a métital ñun ñu dem ba complexe boobu noonu ñu jël ko dugal ko si suñu bopp tey jii nii su ma doon xas kenn koo xamante ni day gaaw a mer wala leen dama naan ko sa xol bu ñuul bi tey jii ñoom ñi nga xamante ni ñoo di tubaab yi dañ dem ba gëmloo ñu couleur bu ñuul mooy naqar mooy tristesse tey bu ñu amee dëj moom la ñuy sol bu ñu gisee muus mu ñuul ne mbir am na lépp loo xamante ni moom moo di ñuul dañu dem ba dañu ko génnee ci loo xamante ni mën nañ ko associer ak mbégte ñun itam ñu yàgg ñu gëmloo loolu ba ñu dem ba intégré ko ñun ci suñu bopp parce que da ngay dem ba léegi nii sax ñenn ci suñu maas gi nga xamante ni jaar nañu ñaari at ci école bi même léegi da ngay gis bu dëj commencé te ñu commencé sol seen yére yu ñuul tey ji su ma solee lu ñuul nii génn léegi ki may njëkk a taseel lan la may wax xanaa si daju tubaab nga jógee donc dafa nekk benn complexe boo xamante ni dañ nekk di koy dundaale et loolu moom moo dem ba ci der bi nga xamante ni chaque année ñu ne lii xeesal ci jigéen ci Sénégal ak loraange yi nga xamante ni moom moo ci am et complexe boobu noonu ñun ñi nga xamante ni ñooy góor ñi am nañ ci part de responsabilité parce que itam ku wax lii wax ci li ci des tey bëri na ci ñoo xamante ni ils te disent clairement que ni bëgguma jigéen bu ñuul ñoom ñooy pousser un peu de manière consciente ou inconsciente ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jigéen yi ñu versé wu ci li nga xamante ni moom lañ tuddee dépigmentation et loolu li koy waral moo di lan mooy lu tax suñu rubrique bi am solo mooy histoire ñàkk a xam ñun ñooy kan ñàkk a xam lan mooy suñu histoire ñàkk a xam mbir yi fu mu jógee parce que tey ñi nga xamante ni ñu ngi ñu koy jàngal ci école bi muy ñoom Thalès di ñoom Hérodote ak ñeneen ñi mais ñooñu buñ fàtte ni seen source li nga xamante ni moom la ñu jël ba tabax seen xam-xam bi ñuy naw ci àdduna bi di ko wax fépp Égypte la ñu ko jëlee Égypte fan la nekk fii ci Afrique boo xoolee colloque bi nga xamante ni moom la Cheikh Anta Diop doon def ca Caire moom daf ko wax UNESCO biñ ko nee mais léegi égyptologue yi bëri na parce que avant loolu bi muy nekk lycée Van Vollenhoven troisième déjà ci la am problème ak professeur am boobu nga xamante ni ñëpp xam nañ ko muy Bayo bu daan toog di xas ñi nga xamante ni ñoom ñoo di borom der yu ñuul yi Cheikh Anta Diop da doon révolté wu d'ailleurs loolu moom moo tax mu doon ko di ko xeex ba Cheikh Anta Diop am classe yoo xamante ni reprendre na ko ci koo xamante ni déjà bas âge commencé na xam un peu fu muy dem sànq maa ngi koy for ci waxtaan bi ci li nga xamante ni moom moo di ndongo daara yi Cheikh Anta Diop alxuraan la commencé jàng dooree ceytu jaar kokki Jurbel kër gu mag et kokki ñëpp xam nañ ni foyer la boo xamante ni ñu bëri ñu ngi naan daaray kokki sëñ Ahmad Sakhir Lo mais bien avant cela ca Mam Matar Numbe Diop jaar ci Serigne Kokki jaar ci Njaga Issa Dieye loolu ñu ngi lay wax ay 1700 et quelques avant et même bien avant donc mu doon ay connaissances yoo xamante ni jàng na ko alors bi nga xamante ni moom Cheikh Anta dem na ba commencé dugg ci école nasaraan ñëpp xam nañ ni suñ borom mayoon na ko ci wàllu gëstoog wàllu science loolu la jël mu ne man je vais changer li nga xamante ni moom la savant yi nga xamante ni ils sont de mauvaise foi parce que am na ci ñoo xamante ni sciemment noonu la ko waxee Cheikh Anta Diop sciemment dañu falsifier li nga xamante ni moom moo di histoire parce que tey jii nii sànq mu ngi ko doon wax naan fi ñu ne foofu la njëkk a wàcc dem nañ ba ñoom tubaab yi bëgg a tàqale li ñuy tuddee Afrique noire ak Afrique blanche tey dem nañ ba naan ñi nga xamante ni ñoom ñoo am yenn der bu weex bi te nekk biir Afrique ñooñu duñu ay nit ñu ñuul ñoom la ñuy tuddee Afrique blanche te alors que ni ñooñu gëstukat yëpp d'accord nañ ni ay doomi Afrique lañ ay africain lañ et der bu ñuul la ñu yor donte naam xeesaay bi am na ci mbir donc mu nekk ay xeeti xeex yoo xamante ni moom daf ko confronté wu ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di égyptologue yi ndax sommet bi nga xamante ni colloque bi nga xamante ni moom la ñu def ca Caire boobu UNESCO moom moo ko woote wax Cheikh Anta Diop ak ñi nga xamante ni ñooy borom xam-xam yu mag yi nekk ci àdduna bi ne leen dañu bëgg ñu daje ku ci nekk nga génnee wax li nga xamante ni moom mooy sa xalaat ci mbir mi Cheikh Anta Diop ne leen d'accord
moom ki nga xamante ni moom mooy Théophile Obenga moom la fa àndaloon mais ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci àdduna bi France Canada États-Unis ñoom ñëpp ñëw nañ bi ñu dikkee ku ci nekk wax li nga xamante ni moom moo di say gëstu mais moom bi mu jëlee kàddu ci li nga xamante ni moo di science ci li nga xamante ni moo di anthropologie ci li nga xamante ni moo di sociologie ci li nga xamante ni moo di linguistique ci la taxaw démontrer clairement que ni ñoom seen savant yi li ñu doon wax bu yàgg ba léegi sore na lool ak dëgg parce que Afrique mooy berceau de l'humanité et tey képp ku mës a xam nga ñiy seetaan du ñu xam lan mooy berceau de l'humanité léeg-léeg da ngay wax ci dëkk boo xam ni ñëpp wolof la ñu wax li mu xeex wax ni Afrique mooy le berceau de l'humanité loolu mooy lan li mu xeex wax ni Afrique mooy berceau de l'humanité mooy nit ñi nga xamante ni nit ñi nga xamante ni jàpp nañ ni moom moo njëkk ci àddina ci Afrique la wàcc te bi muy wàcc ci Afrique boobee Égypte daf ci jouer loo xamante ni lu am solo la parce que boo xoolee sànq mu ngi koy wax ci benn passage mu ngi naan ñoom sax seeni scientifique est-ce que résultante bi mooy adduna yëpp nit ñu ñuul lañu c'est à la faveur des migrations et des temps bi nga xam ne fële dafa sedd am neige moo tax ñee weex ñii dañoo wàcc ci suuf def seen migration dem vers le Sahara dem vers le sud du Sahara naaj bi jàppaleen ñooñu ñuul ndax loolu la exactement loolu la nit kooku nga xamante ni moom moo wàcc fii nii ci Afrique après moom moo dem peupler li nga xamante ni moom moo di le reste du monde parce que boo xoolee même ci benn phrase am bu célèbre Cheikh Anta Diop mu ngi koy wax mu naan le nègre oublie que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles du Nil sont les plus anciens guides dans la voie de la civilisation, que ce sont eux qui ont créé les arts, la culture, la religion, la philosophie, etc. À une époque où le reste du monde était plongé dans la barbarie. Donc nit kooku nga xamante ni moom moo wàccoon fii nii moom moo mujjee peupler li nga xamante ni moom moo di àdduna bi. Alors question bi moo nekkoon est-ce que der bu ñuul la am wala est-ce que der bu weex la am parce que tubaab yi dañu xamaloon ne yéen nit ñu ñuul ñi du ngeen dara daanaka ci àll bi ngeen dëkkoon. amu leen civilisation. et ñun ñu dem ba intégrer loolu tey jii bu ñu gisee Boubacar bëgg boppam di solu di sañse respecter boppam dañ naan xool leen dafa tubaabe et pourtant civilisation ci ñun la jógee pourquoi ñu war a nangu keneen ñëw ne ñu yéen daanaka ñu baal ma ci kàddu gi ay mala ngeen ci àll bi ngeen nekk et tey boo demee ba Europe am na ci ñoo xamante ni li ñu jàngal seen doom yi boo gisee racisme bi bëri c'est ça tey am na ñoo xamante ni boo leen romboon Europe ak sa der bu ñuul bu ñu la rombee dañ lay xoos ba xam ñuulaay bi du wadd wala dañuy yaakaar ne tilim la donc mu nekk des mbir yoo xamante ni ñun ñu ngi koy dundaale et loolu un peu moom moo ñu freiné ci suñu développement parce que boo xamul sa bopp mënoo développer boo xamul yow yaay kan mënoo développer tey jii boo mënta jàkkaarloo ak tubaab bi xamal ko ni ko dëgg la naam am na lu fi jot a jaar dëgg la naam coloniser ngeen ñu dëgg la naam jël ngeen suñuy maam et foofu même am na ci mbir moo xamante ne dañ ko ci war a jàngat parce que ñi nga xamante ne ñooy africains yi ñu jàpp yëpp jaay leen jaam ci esclavage ñi leen jàpp ay nit ñu ñuul lañ te lan moo tax nit ñu ñuul ñoo ñu jàpp leen dañ leen xamal ci seen wàllu xeltu ne leen que tubaab bi moo leen supérieur que tubaab bi lim la wax moom ngay war a def et loolu nga xamante ni moo di rapport yi ñu amoon démb ak tey ba tey am na lu fi des donte naam nemmeeku nañ ni benn révolution mu ngi commencé am. Mouhamadou Kandji di ko gërëm bu baax a baax di ko sant xam ngeen ni bés bu jot wala ñaari ay bés yu nekk dañuy def li nga xam ne moom moo di fàttaliku ci fàttaliku boobu nag ci la ñu indi li nga xam ne moom moo di Cheikh Anta Diop yaa imam noo jàngatee fàttaliku Mouhamadou Kandji bi waaw damay sant d'abord boole sama kàddu ak sa kàddu sant Mouhamed Kandji ci gëstu bu rafet bu am solo bi suñu journaliste yi xale yi xereñ nañu xale yi macha allah xereñ nañu macha allah ndax liggéey bu rafet la ñuy def bu xam-xamee bu dal mais bu am njariñ parce que un peuple da nga koy fàttali boppam. un peuple da nga ko war di fàttali boppam da nga ko war a fàttali sa bopp. yàlla bi muy wàcce alquran yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa commencé ca maam Adama jàngal ko Nuux jàngal ko Yuusuf jàngal ko Yunus jàngal ko Yaquba bépp yonent bu jiitu woon di def li muy def di réformer yàlla nettali na peuple bi àndoon ak yonent bi saxaaba yi ñooñu ñooy ñan ak lu ñu doon def mooy histoire boo ko bindul ni mu waree jàngal ko nit ni mu waree du mën a am fu mu teg tànkam pour avancer parce que mooy fondement wu civilisation mooy li ñuy tuddee la conscience historique waaye man dama am déformation nañ ma ko baal
Cheikh Anta Diop benn taalibe la benn donga daara bu jóge ca daara ja jàngi français wane ni mi ngi confirmer moom Cheikh Anta Diop li may wax ni jox leen ñu dëkk bi ñu defar ko Cheikh Anta Diop liñ koy nawee yépp fan la jóge kan mooy maamam kan moo ko yar fan la déparé lan mooy différence am ak intellectuel yi mu jamonoon teloon mooy benn koo xam ni Matar Ndoumbé Diop mooy sa maam le fondateur de Daara de Koki Njaga Issa mooy sa maam moo indi l'islam fii ci Dakar indi fi li ñuy tuddee Serigne Ndakaaru Diop lay sant Njaga Issa ma nga njum koo xam ni dañuy lim sa maam ñuy buur di ay sëriñ di ay gor yoo xam ni fu ñu mës a dëkk ci yilif ak teg ci yoon ak jubal lañu mës a yilif kooku ñu commencé ak man kan mooy sëriñam Sëriñ Touba Mbacké kan lañ ko tuddee Cheikh Anta Mbacké rakki Cheikhul Khadim Cheikh Anta Diop est-ce que xam nga ni mooy intellectuel sénégalais bi gën a jariñoo Serigne Mbacké Bousso Serigne Mbacké Bousso mi ñu xam nga xam ni ku xam Serigne Mbacké Bousso xam ni mooy géej gi nekkoon ci wetu géej gi loolu nag waxi benn naar la daf ni Serigne Touba géej la gu ay géej wër di tudd Serigne Mbacké Bousso kooku moo Cheikh Anta Diop li ñu daan wéet di def ay échange ci ndawu Cheikh Anta Diop rek ci ak jeunesse am kenn xamul nu mu toll waaw soo juddoo nekk donga daara nekk taalibe Serigne Touba ñu tudde la Cheikh Anta Mbacké Serigne Mbacké Bousso yar la mën naa ko waxee noonu ngay sëtu Matar Ndoumbé Diop dem jàngi français da nga am laltaay da nga am fondement enracinement boo xam ni lu ñëw ci kaw loola lay tege doo am complexe li Cheikh Anta njëkk a wane ci àddina mooy taalibe yi amuñu complexe jamono boobu tubaab ni mu xewee ak les savants européens ni ñu xewee les savants occidentaux laay wax ni ñu xewee ak ni ñu amee doole soo mënee taxaw benn taalibe la amoon Théophile Obenga benn taalibe boobu ñun ñi bokk ak moom ñu ngi koy xeex buy génn ñu koy saboter yeneen intellectuels yi tuddee ko le fou buñ ko masaana wax di bind ba tudd le fou c'est Cheikh Anta Diop mais faalewu leen parce que dëgg soo dee gor di gërmi di taalibe xam lu baax di buur di sëriñ yi war a daje ci yow doo faale ku la mere ak ku la merewut li ngay xool mooy sa dëkk bi lan moo koy développé yàlla jox na ko dëgg parce que ba muy wax yàgg na booba ñun xamuñu li muy wax waaye tey amul benn jeune sénégalais booy tudd Cheikh Anta Diop te du wax ëskay muy taalibe muy intellectuel francophone wala arabophone ñëpp ko bëgg pourquoi parce que ba mu wax dëgg jotee daf ci nekkoon mais nañu xool cosaan yi ñaareel bi ñun africains ñun sénégalais encore une fois nit ku baax day génn ci ñun mën a defar àddina indi solution ñu di ko xeex di ko iñaane bu deewee commencé di ko tudde ay école ak di ko tagg ay université moo fi nangamoon loolu mooy caaxaan soo gisee nit ku baax dañ ci profité ba mu fi nekkee yoroon solution dàqoon jàng suñu mag ñi fi nekkoon ñëpp moo leen dàqoon jàng nañ ma ko baal de na ma Senghor baal ak njabootam Senghor lu mu fi nekkee woon taasu way conjugué na ma baal de loolu bënul de ci jàng la bokk de non ci jàng la bokk mais loolu boo ko comparé ak dem ci laboratoire di gëstu di fouiller archéologie ku xam njàng di nga xam nit du dara lii préparation la langue day préparer nit pour mu gëstu Cheikh Anta Diop moo gënoon a dégg français ñi ko dégg ñëpp moom français daf koy siddi xool racine des mots bu nekk fu mu jógee baati wolof yi daf koy siddi lire Nation nègre et culture ñun taalibe yi am nañu curiosité jàng ko
nation nègre et culture ba di ko tari ni ñuy taree Fatiha soo ko liiree li ngay gis mooy kooku baat yi sax daf koy topp baat par baat bu nekk luy cosaanam fan la jógee yeewale baat yi nga xam ni yii baatu hébreu la yii baatu nawba la yii baat yu jóge Égypte la yii dem na ba yi nekk pulaar yi nekk lii yi nekk lii loolu nga di ko gëstu kooku ñi doon woy ak kii mënuñu ko nañ waxante dëgg yàlla loolu mu ko mayoon parce que dafa complexul parce que dafa bëgg réewam parce que dafa refléter cosaanam dafa fonk cosaanam ñun ñëpp sénégalais am nañ cosaan parce que ñii ma tudd mooy suñu maam ñun ñëpp ku ci ne am nga ay maam yoo xam boo leen limee ay jàmbaar la ñu woon mais est-ce que ñun refléter nañu maam yooyu est-ce que jàng nañu est-ce que am nañu fulla ak fit ak njàmbaaru googu maam yi yoroon liñ fi nekk mooy di tiitaroo suñu maam yooyu mais mënuñu ko doon Cheikh Anta nekkul fii di tiitaroo Matar Ndumbe Diop ak Masamba Saasum ak nangam non xam nga lan la def maamam dafa relever défi wu jamonoom moom mu ñëw relever défi wu jamonoom ñun dañu war a relever défi wu suñu jamono notre défi c'est le développement ñun notre défi ce n'est pas la science baa ngi fi bu dee xam-xamu diine mi ngi fi ni gàññ ñi ngi waxtaane léegi Matlabul Fawzayni Cheikhul Khadim mi ngi fi ni gàññ amuñu problème xam-xam su dee xam-xamu tubaab am nañ ko lépp am nañ ko lépp cosaan yi am nañ ko lépp xam nga lan moo nu manqué fit fulla ngor jom ñu développé suñu dëkk loolu moo ñu manqué jërëjëf di ko gërëm bu baax a baax di ko sant duggoon ci maanaam loolu nga xam ne moom moo di fàttaliku Mouhamadou Kandji daal dañuy indil Cheikh Anta Diop ñu war a dal na Cheikh tey ñuy wax